وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في سار مولد من. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi seen groupe Istikhama moo del si waat tey di ànd ak yéen ci ziar bu mag bi nga xamante ne nii kuréelu pharmacien yi ci Sénégal ñoo koy amal ci xalif général des Mourides. ren jii nag muy ñaar fukkeel bi yoon di 20e édition biñ ko tàmbalee ak léegi ci jamonoy sëñ Saliou ba tey jii ku fi toog xalifab sëñ Touba kuréelu pharmacien yi ci Sénégal ci njiitalu regroupement bi nekk fii ci région de Diourbel dinañ àndandoo ak seen mbokk yi nekk ci biir réew mi yëpp àndandoo ñoom ñëpp ñëw ci xalif général des Mourides di ko ziyaare muy lu am solo loo xamante ne nii ca jamonoy sëñ Saliou Mbacke lañ ko tàmbali diirub ay at ñu ànd kook moom ba mu fa bàyyi ko sëñ Alaaji Mouhamadou Lamine Bara Mbacke di sët bi njëkk a jiite yoonu Mouride moom itam ànd nañ ko ak moom ba mu bàyyi koo fi Serigne Sidi Mokhtar Mbacke di ñaareelu sët bi jiite yoonu Mouride moom itam ànd nañ ko ak moom fekk nañ ko fépp ci biir Touba ak ca Ngànna ak ca Tawfeex ci barab yu sori pharmacien yi ñoom ñëpp di àndandoo dem di ko ziar ba ci xalif général des Mourides tey Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacke yàlla na fi yàgg te wér lool te lépp lu mu naalal Serigne Touba fas yéene ko liggéeyal maama mu àggale ko ci sago toñ ànd koog moom itam bii mooy ñaareel bi yoon biñ ko fi fekk di ànd ak moom ci ziar bi ñu xam ne kon ziar boobu yi nga xamante ne nii yàgg na am ren jii tombeek ñaar fukkeel bi yoon mboolem pharmacien yi ñoom ñëpp ñi ngi daje fii ci kër gi nekk Daaru Marnaan di kër Sëñ Touba gi foofu la ñuy daje su ko defee comité d'accueil bi nga xamante ne nii ñoo yore wàllu organisation bi teeru leen dalal leen ñu def fa seeni formalité su ko defee addiya yi nga xamante ne itam indi leen nañ ko ñoom ñëpp ñu mën ko réceptionné ñu mën faa def ndékki yi àndandoo ñoom ñëpp nag jëm nag ci kër Sëñ Touba ga bi nga xamante ne nii nag 10 heures teg na ab diir rek ci la mbooloo mépp nag àndandoo génn dugg ci oto yi gis ngeen ko noonu ci biir kër Sëñ Touba gi nekk Daaru Marnaan ñoom ñëpp ñi ngi àndandoo kenn ku ci nekk oto yi nga indi woon ñu àndandoo def convoi bu mag su ko defee motard bi jiitu ngir côté sécurité bi ak ku ne xam ne Touba daa bëri circulation saret te xëy na ku miinul li nga xamante ne nii moom mooy circulation Touba di nga am jafe-jafe pour circuler loolu lépp kon ci côté sécurité la jëm cortège bi jiital leen ñu àndandoo ñu guider leen génn kër Sëñ Touba gi nekk Daaru Marnaan romb li nga xamante ne nii moom mooy ancienne garage bi muy garage u Dakar romb poste de police bi romb Xayra romb Paleen romb 28 agsi nag ci jumaa ji bi ñu agsee ci jumaa ji kenn ku ci nekk fa nga mën a gaare ñu gaare fa ngir bañ a xatal yoon wi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk gaare ñu wàccandoo nag ñoom ñëpp àndandoo ñëw nag ci biir kër Sëñ Touba gi te foofu itam ñi nga xamante ne nii ñoore wàllu daayira yi def ci ndimbal lu am solo ci kilifteefu Serigne Maam Thierno Mbacke moom Serigne Mouhamadou Mountakha ñu koy sant lool ci jàppandal gi ak taxawu gi ñi nga xamante ne ñoo yore daayira yi ñu réserver salle bi ngir ginnaaw ay kilifa fii ñëw ñuy murit am na ñoo xam ne du ñuy murit am na ñoo xam ne sax du ñu ay jullit ñëpp àndandoo rek xam ne ñoo bokk corporation bi ñoo bokk liggéey bi ñoom ñëpp ñu àndandoo di siyaare ci xalif général des Mourides kon loolu laaj na ñu yaatal leen ndax ay kilifa lañ
ndax mboolem fu docteur en pharmacie nekk ci biir réew mi boo mënee ñëw nga ñii ña nga bàyyi ko Tamba ñii ña nga bàyyi ko Saint-Louis ñii ña nga bàyyi ko Louga ñii ña nga bàyyi ko Rufisque ñii ña nga bàyyi ko Dakar ñii Kaolack fépp ci biir réew mi kuy docteur en pharmacie te soog jot may la ko dajaloo na ñoom ñëpp ñii ànd ak seenu njaboot ngir indi leen ñu mën a gis àndandoo nag ziar si xalif général des Mourides Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké. kon mbooloo maa ngi noonu di dugg ci biir kër Sëñ Tuubaa gi ñu réserver leen accueil bu am solo ñoom ñëpp ñu àndandoo góor jigéen ñoom ñëpp ñu def benn convoi su ko defee àndandoo nag dugg ci biir kër Sëñ Tuubaa gi ci salle bi nga xamante ne nii nag moom lañ leen réserver muy salle bi sëñ bi di ñëw di def ziar bi kon bi 11h jëm midi jotee rek agsi nañ ci biir salle bi. donc nag moom image yaa ngi noonu ngi ñu koy àndandoo yéen ngeen ko gis mbooloo maa ngi noonu muy docteurs yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci pharmacie ñii ci branche pharmacie yëpp nag muy ñi def officine muy ñi def biologie muy ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy industrie pharmaceutique yi ak laboratoire yi nga xamante ne nii ñoo leen di jox garab yi ak seeni kilifa ci wàllu ordre bi ak ci wàllu syndicat bi ñoom ñëpp àndandoo ñëw seet si xalif général des Mourides ren nag ziar bi am cachet particulier ndax sëriñ bi dafa woote liggéey muy liggéeyub université bi nga xamante ne nii mboolem Mouride yi ñu ngi ko àndoo ak moom muy université boo xamante ne 37 milliards moo koy liggéey te lépp ci ñaqal Mouride yi ñoom ñu nekkoon kenn du leen ci jiitu danañ ci dikk nag ci yaatal ci góorgóorlu gu am solo goo xamante ne nii am na ci liggéey bi ndax mboolem pharmacien yi dajale ñeen seenu ñaq ñëw indil ko sëriñ bi xam ne projet bii am nañ ci wàllu koom-koom ndax ay murit lañ war nañoo jàpp ci liggéey bi joxe seen addiya ñii ay jullit lañ xam ne ñi lii luy jëmale réew mi kanam la ñu ànd ñëw bokk ci liggéey bi kon ñooñu am nañ ci taxawaay lu bokk taxawaay nag intelligentsia bi nga xamante ne nii muy ji wàllu xam-xam ak niveau universitaire bi nga xamante ni ñoom la ñu féete ñoom kenn waru leen cee jiitu loolu xam nañ ko ba tax ñoom ñëpp ñu àndandoo nag doon mbooloo ñëw di siyaar ci sëriñ bi cachet particulier boobu nag di ko particularisé ñuy dugg noonu ci biir gis ngeen ñi ngi dugg ci biir salle bi ñoom ñëpp ñu àndandoo maa ngi gis noonu Ndiaye Sall ak ki nga xamante ni mooy docteur Moustapha Mbeng ànd koog mboolem comité d'organisation bi ñu ngi leen di organiser noonu ñuy dugg ci biir salle yi jigéen ñi beru ci biir góor ñi toog ñu bàyyi fi nga xamante ni nim la sëñ bi di ñëw ba responsable yeeg yenn kilifa rek mën faa agsi bu sëñ bi ñëwee ñu mën koo yaatal ànd ak moom def ak moom waxtaan wu am solo ci biir image yooyu lañ leen di bàyyi nag ñu dugg nag ci biir ziar bi sëñ bi agsi ñu saafonteeg moom waxtaan ak moom docteur Moustapha Mbeng mooy njëkk a jël kàddu leeral liggéey bi ak li ñu indi ak fi ko li ko tax a jóg ak ni ñu demee sëriñ bi jël kàddu moom itam tontu ko yooyu nag image yooyu lañ leen di bàyyi nag ñu ànd ak yéen kon ci wàllu ziar bi nga xamante ne nii regroupement des pharmaciens du Sénégal mbooleem pharmaciens yi nga xamante ni ay docteur lañ nekk ci biir réew mi ku ko man dikk nga ñoom ñëpp ñoo àndandoo nag ñëw di siyaare si xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér kon bismillah ñu ànd ak yéen ci image du ziar bi.
ci liggéeyu université bi te mbokk yi taalibe yi ñëw yëpp ku nekk am yéene tàmbal ci saw ñàkk ci liggéey boobu ndax xam nañ ni fa nga joxoñ rek foofu la tawfeex ji féete ñu fas yéene nag sunu addiya ñu jox la ko ngir ko tàmbal lu ko ci liggéeyu sëriñ bi ndax ñu daje ci ak gërëmul sëriñ bi loolu rek mooy jubluwaay bi waaye ñu ngi sant nag bu baax a baax a baax a baax yokku rek lañu fi la ñu am bi ñu tàmbalee siyaar bi ba léegi waaye ren ji diggante daaw ren moom yokku gi ëpp na dayo kon nag ñu ngi ciy sant bu baax a baax Mbàkke di la ko seedeel di la ñaanale tamit nag nga yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal yi nga naal ak sumb yi nga sumb yëpp nga yeggale ko te nu ànd ko yow ba nga sumbaat yeneen naalaat yeneen lépp nu ànd ko yow mu nga ànd ko ak wér ak tal ak fekke jërëjëf Mbàkke ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax di sàkku nag ci mbooloo mi nga ñaanal leen fajug aajo lépp lu fi waay indi ci wérad yi ak ci aajo bu génnee fii rek ñu ngi lay ñaan Mbàkke loolu faju xam nañ mën nañ ko ñu ngi koy tegaan bu baax Mbàkke jërëjëf wasalaam. jërëjëf yéen mbokku taalibe yi ñi nga xam ne ñoo ànd ak docteur Mbengue yëkkati na kàddu yi leeral sëriñ bi li nga xam ne mooy seen taxawaay ak seen yitte ak seenu pëseef waaye laataa ngeen di dikk sëriñ Thierno Mbacke mii nga xam ne mooy léppi sëriñ bi ñëwoon na ci sëriñ bi leeral ko seen teewaay fii tey leeral leen ko nag seen doxalin ak seen taxawaay ak seen yitte ci liggéey bi nga xam ne da ngeen koy def ndax ko tudd pharmacie tudd docteur kon loolu lépp benn la di leen xamal ne sëriñ mi ngi leen nuyu yéen ñëpp. sëriñ bi nee na mi ngi leen di xamal ne tey jii xolam sedd na bu baax a baax sëriñ bi nee na gis na taxawaay bi bu baax a baax mu ne xam na ne yéene ji rafet na lool mu ne pëseef bi it lu wër la mu ne yitte ji it mën na sëkk mu ne na ngeen xam ne loolee yëg na ko lool ci xolam mu ne gis na taxawaay bi itam teg na ci bëtam mu ne na ngeen xam ne xolam sedd na guy mu ne bay boo na seen xel dal bu baax a baax mu ne parce que bu rafet boobu ngeen am ak yaakaar ju réy jooju ngeen am lépp ñu jëme fi Serigne Touba mu ne na seen xel dal bu baax a baax mu ne ni ngeen ko bëggee rek noonu rek ngeen koy amee incha allah mu ne dana ñaan ci barkeb sëriñ bi itam suñ borom gën leen a gàttandoog tawfeex Serigne Touba ci seen yëngatu yépp nag mu ne yàlla defal leen la ngeen ciy sàkk mu ne defal leen ci barke bu seen lépp xaj mu ne jërë ngeen jëf mu ne kàddu yooyu mu wax mënu koo ñàkk tàbbi ndax xolam dafa sedd guy ci yéen na ngeen xam ne fu ngeen mën ne sëriñ bi ngeen fa nekkal ndax sëriñ bi képp ku ñuy tudd di tudd Serigne Touba royukaay doon nga mën a doon kon nag daal ngeen a xelam mu ne mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax na ñëpp tàll seen loxo tax amin te lu waay bëgg nga fas ñaan bismillah amin jërë ngeen jëf bokki jullit yi bokki taalibe yi kon ziar baa ngoog
muy lu am solo loo xamante ne nii pharmaciens yi ñoom ñëpp àndandoo nañu ñëw jàkkaarloog borom mbég mi Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké ren jii nag cachet particulier bi tax na ñu indi 20 millions dëppoog nag seen 20e édition ñu indi 20 millions dugal ko ci biir université bi loolu liggéey bu am solo la bu rëy boo xamante ne nii danañ leen ci dikkalaat ci ni mu gën a yaatoo waaye mbooloo maa ngi noonu nag di génn ci biir kër Sëñ Tuubaa gi comme niñ leen ko waxee woon rek koo gis xar kanamam leer ndax mbégte mi nga xamante ne ni moom lañ jëlee ci sëriñ bi tatagal gi mu leen tatagal yaatal gi mu leen yaatal kaddu yu mu leen jottali ñaan gu rëy gu am solo gi mu leen defal loolu kon muy góor ak jigéen mag ak ndaw ña nekkoon ca salle bi ñëpp ñi ngi ni ñëpp ànd ak mbégte xam ne kon lañ doon wut doon ko bëgg am na dikk nañ Touba indil nañ sëriñ bi addiya ànd nañoo ak moom ci ziar bi sëriñ bi tontu li leen wax yu am solo kon lii rek la taalibe soxla kon nag ziar baa ngi noonu ñu génn ci kër Sëñ Touba gi nag defaat seen convoi fa nga xamante ne nii fa la ñuy dal muy kër Sëñ Touba ga nga xamante ne moo nekk Daaru Manaan fa la ñuy dellu convoi bi nga xamante ni moo leen indi woon di flèche bi moo leen di delloowaat ndax comme niñ ko waxoon rek ci volet sécuritaire bi loolu lañ ci bëgg gën a jël en compte gis nga motaar baa ngi noonu di dem ànd ak mbooloo mi jiital leen nag ñu jëm ca kër Sëñ Touba ga Daaru Manaan fa ñu accès ci kër Sëñ Touba ga itam bu ñu fa accès dañuy daal di dallu ndax ku ne xam ne ne pause wàllu xéewal yi moom la ñuy daal di jëm ba ñu xéewaloo ba noppi nag ànd ak mbooloo mu am solo ndax loolu lépp ñoom ñoo koy defal seen bopp muy ay traiteurs yoo xamante ne nii ñoo leen di defal xéewal yi ngir rek kenn ku ci nekk ak na mu toll nga koy ganalee kenn ku ci nekk itam na mu xam la nga koy gën a jëflanteeg moom kon bi ñu accès si kër Sëñ Touba gi sëñ ñi daal di jëm nag ci wàllu restauration bi ak li nga xamante ne nii moom mooy dallu bi nag foofu itam bi ñu dalloo ba noppi def nañ fa waxtaan ndax ñi nga xamante ne nii ñoo yore wàllu liggéey bi ci wàllu programme yi nga xamante ni moom la université bi yor muy Rawdu Rayaahin ci njiital Cheikh Amadou Badiou Mbacké moom Serigne Fallou délégué nañ inspecteur Mamadou Lo ngir mu defal leen ab waxtaan nag exposé bu ndaw exposé bi sax bu gudd la waaye temps bi gàtt na ndax war nañoo dem Xuru Mbacké looloo tax nag bi ñu ñëwee nag ba añ ba noppi ci la ñu jël temps rek mën a waxtaanaat nag ci li nga xamante ni moom mooy université bi ñu génne leen fan la jaar sëñ Lo dafa exposé bu am solo moom lañ leen di bëgg a indil mu wax leen fan la université bi jaar nan la demee lan mooy objectif yi lan mooy faculté ya fay nekk université bi lan mooy vocation fan la ñu jëm loolu lépp programmation yeeg yëpp Baye Lo dina ci ñëw muy sa inspecteur Mamadou Lo moo leen di defal loolu ndax moom la Rawdu Rayaahin délégué ngir ñu defal leen waxtaan woowu loolu itam doon lu am solo ndax c'est une grande première ñu ñëw di ko exposé ndax dañoo nekkoon ci ay études ak i programmation waaye nag ñoom fi ñu toll ak li ñu bëgg jëf ak fa ñu bëgg a jëm ak ñoom faaw ñu leeral leen fi liggéey ba toll looloo tax comité bi dox ko ak Rawdu Rayaahin ñu indil leen li nga xamante ne nii moom mooy objectifu université bi kon ñu ànd ak yéen ba tey ci waxtaan woowu nga xamante ne nii docteur Omar Niass moo ko doon modéré ànd koog inspecteur Lo moom moo jëm ci wàllu volet universitaire bi kon ñu ànd ak yéen ci image yi ci kanam ñu waxtaan ci tuuti ci université bi ndax ren jii gis ngeen ne ziar bi dafa am benn cachet particulier mooy ñu jàpp ci liggéey bi nga xam ne ku baax ki Sëñ Mountakha da ko woote muy université bu Touba bi moo taxoon donc yéene yi ak yitte yi ak addiye yi moom lépp mat na ndax ñun dañoo xalaatoon naan bu ñu amoon 10 millions daal dana baax yàlla dogal na am nañu 20 millions jox ko sëriñ bi te chiffre boobu dafa am lu ci yéeme lu ci am ndax ren dañoo suñu 20e édition ziar xalif général des Mourides nekk 2020 soxla woon 10 millions am 20 millions kon loolu tawféex la ñu ngi ci delloo sant yàlla bu baax a baax a baax di sant Serigne Touba ndax bu ñu mënee loolu rek daanaka lépp moom mën nañu moom la. ñu ngi sant bu baax di sant tamit taxawaayu mbokk yëpp ñi ci région yi ak ñi nekk biir Touba ñi nekk région de Diourbel ñëpp jàpp nañ ci kenn ku nekk def nga ci loo xamante ne si kawe na suñu njort kon ñu ngi leen di sant bu baax ci turu regroupement des pharmaciens de la région de Diourbel. di leen sant bu baax ci turu docteur Mbengue mi nga xam ne moo jiite woon liggéey bi suñu xol sedd na guy ñu ngi ñaan suñu borom ni ko sëñ Mbengue waxee rek ñu yàgg koo ànd ak sëriñ bi
te bu li jeexee ñu tàmbaliwaat leneen te ànd koog moom ñu ngi sant ñëpp xanaa ñu kon dañoo waxoon dañuy jëm ci université bi rek ñu jox Baye Lo nga xam ne moom inspecteur Lo la bokk na ci ñi nga xamante ne si sëñ bi dénk liggéey université bi mu am tuuti lu mu ci jot li ndax ñu bari dañ ci interrogé wu rawatina ci wàllu contenu bi ñu bëggoon nag donc jox ko waxoon ñu xalaatoon ne nañ ko ci jox mu waxtaan ak ñun ci tuuti ñu bañ a xam tuuti ci contenu université bi ndax mbir tamit boo ko moomee bokk ci di ci jëf war ngaa xam tamit lu mu doon kon loolu moo waral ñu invité ko moom dafa bokk ci ñi nga xamante ne si ñoom la sëñ bi dénk liggéey bi ñu koy saytu lu jiitu loolu tamit moom mu nekkoon professionnel ci wàllu éducation di inspecteur en retraite kon dañ koy jox rek mu ñëw tuuti balaa ñu dem Xuru Mbàkke ci contenu université bi sëñ bi di defar. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk taalibe yi ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di rafetlu jotaay bi rafetlu liggéey bi di njëkkee ci ziar bi ki nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba tey di Cheikh Mouhamadul Mountakha te ngeen demoon fa léegi ziar ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi ba naal yi mu naal yëpp naanal ko maamam mu yeggale ko ba sumbi yeneen yeggale ko ba sumbi yeneen ak yeneen te ñu ànd koog moom. xam naa comme niñ ko waxee temps bi xaw na xat ñu njëkkanteeg waxtu bi rek leeral rek ni man maa ngi tudd Mamadou Lo ñu may wax fii Baye Lo wala inspecteur Lo inspecteur de l'éducation nationale à la retraite bokk ci comité de pilotage bi nga xam ne moom la sëñ bi dénk liggéeyu université bi te Cheikh Mouhamadou Badawi Mbacké jiite ko ñu taxawal benn cellule de communication Serigne Souhaïbou Kébé ñëpp xam ko fii ci dëkk bi jiite ko dafa tombé sax ndax bii mën nañu wax ne mooy suñ première action publique biñ taxawalee cellule de communication bi ak léegi mu tombé ngeen sollicité woon lu mel nii jaarale ko ci docteur Ndiaye Sall muy koo xam ne dama dëkk ak moom ay ati at kon ma sant ci yàlla bu baax sant ci Sëñ Tuubaa bu baax xam naa pour ñëw ci waxtaan wi rek damay njëkk indi benn introduction boo xam ne dafay contextualiser mbirum projet bi ci boppam bu ñu ko temps bi mayee ñu projeter rapidement présentation bi ci boppam bu présentation université bi nga xam da ngay xam yow li mu ëmb su ko defee mu am quelques informations supplémentaires yu ñu ci def daal di tëj jotaay bi boo ko doon contextualiser tey da ngay départ ci le 5 février 2018 bi passé nga xam ne fii ak weer wala lu ko manqué mu mat ñaari at ci la sëñ Mountakha Mouhamadou Mountakha woote kër sëñ Touba gi daal di lancé projet bi mais ma fàttali nag ni projet bi jiitu na sëñ Mouhamadou Mountakha projet bi yàgg na ñi xam histoire bu récente bu Touba yëpp xam nañ ni sëñ Abdoulaye Mbacké moo ko tracé woon moo tax ñu koy woowee université Baye ba léegi sax moom moo ko tracé woon ci dans les années 80 te itam sëriñ bi bu mag bi wax na fenn ci xasida yi ni suñu borom moo ko jox ab jàngu bii moo ko jox jàngu boo xam ne daf fay toxoo lor réer ak njàqare ba faw bil Moustapha lii banal xulluusu madrasatan biha yazulul aza wal jaxlu wal kamadu loolu la wax ci Limayen Bachir kon muy projet boo xam ne bii il faut ñu xam ni projet bu am solo la ndax projet Serigne Touba la bu jóge ci sëñ bi directement bi nga xamante ni sëñ bi lancé na ko mu daal di dénk wax wàllu wi nga xam ne moo jëm ci wàllu tabax ak i bâtiment ñu koy wax infrastructure mu dénk ko Serigne Mame Thierno Mbacké mu sëñ Moustapha Bassirou wàllu wi nga xam ne nag ñun ci lañ nekk muy programme pédagogique mu dénk ko sëñ Ahmadou Badawi ne ko léegi yow yor ko ci loolu nag la wooyee la taxawalee équipe boo xam ne booba ba léegi dëgg bi ko donc février 2018 ba léegi ci la ñuy liggéey indil quelques extraits xamaa ñu projeté ci bu gaaw rek lenn ci ay kaddu yu sëñ bi ci boppam parce que day baax tam wala ngaa ñëw ci projet bi nga xam sëñ bi ci boppam moom sëñ Mouhamadou Mountakha lan la ci wax lii ay extraits la yoo xam ne keroog bi mu wootee le 5 février ci la ko wax xam naa bu fekkente ni français bi du gêné yaakaar naa ñu ci ëpp dañ ko mën a dégg pour gagner du temps mën nañ ko jël directement
J'avais pensé que si jamais il m'était donné de détenir l'autorité, je mettrais en place un centre d'enseignement Djangou qui serait la propriété de toute la communauté. Je n'ai jamais cru cela, que ça surviendrait. Mais maintenant que Dieu a décrété la situation présente, je demeure dans cette attitude. ci la waxee bayit boobu ma wax léegi fàttali ko dem ba ci numéro 6 bi pour les débuts booba ñun lay waxal mu ne pour les débuts vous pourrez voir pour ce centre d'enseignement les dimensions car je tiens à ce que toute la communauté s'y retrouve. Vous aurez donc à estimer les dimensions, le nombre d'apprenants qu'il pourra contenir du début de l'apprentissage du Coran jusqu'au sommet. Foofu am na solo trop nga taxaw ci tuuti ci toute la communauté s'y retrouve kon lañ jàpp ne université bi du sax doo leen sax université mouride la université islam la université umma islamique bi yëpp la toute la communauté la wax ba pare ni du début de l'apprentissage du Coran jusqu'au sommet. Sommet nag ci wàllum njàng université lañ ci xam wàllum noonu Sëñ Tuubaa tam apprentissage du Coran moom mooy tàmbali njàng mu nekk ci la waxee ni le projet était en moi mais je me trouvais sous tutelle. Je ne pouvais rien dire car moi, ma tutelle, je la laisse déterminer sa conduite avec ma propre conduite. Moi, quand je suis venu, je sais, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, mes aspirations concernant le centre sont à comparer avec le niveau d'érudition qu'avait Médinatul Munawwara, Basra, Koufa. Nous avons une civilisation arabe. xam nañ ni Madinatul Munawwara ak Basra ak Kufa ñoo sutoon ci wàllu recherche ak njàng nee na sëñ bi nee na foofu la teg niveau njàng mi pour kooku joxe pour idée ni fu mu tegoon liggéey bi. léegi nag bi loolu amee mu jox liggéey bi que sëñ Ahma ci la wootee am mbooloo ñu ne nag léegi quelle est la volonté du xalif léegi lan la sëñ bi bëgg dëgg-dëgg. bi ñu dégloo bii bu baax a baax discours bi càmbar ko ci lañ gis ni kon complexe rek lay mën a doon mënut a nekk université loolu aussi lu am solo la dañ naan université Touba mais complexe universitaire la ndax fu am daaray alxuraan am majalis dinañ ci ñëw am enseignement supérieur mënatu la nekk université simple donc complexe la. li njëkk ci le premier acte du maître d'œuvre li njëkk ci li Sëñ Ahmad def mooy teg ay commission technique. pour ñu xool aspect yëpp benn lu ci nekk ñu am ñu ko dénk ñoo xam ne dañ ciy gëstu ay commission technique ba pare créer benn comité de pilotage bu ñu tuddee comité restreint comité de pilotage boobu man yàlla dimbali na ma ci laa bokk. kon loolu mooy li nga xam ne moom moo lal projet bi ma yokk ci quelques informations le coût estimé ñu bari xam nañ ko c'est 37 milliards de francs CFA estimé superficie site bi 30 hectares la. Pose de la première pierre ñu nekkoon le 5 décembre 2018 léegi nag bu ñu toogee lu xaw ma ñaari at def nañ ay atelier ay réunion ay rencontre yu séminaire yu bëree bëri ak experts yoo xam ne lu ngeen xalaat ci tënk ni borom xam-xam la bu jëm ci wàllu njàng université ci Sénégal ak ci diaspora bi rek woo nañ la ci. am nañ équipe pluridisciplinaire boo xam ne université Ndar université Dakar Thiès Bambey fu nekk la fa waay di jógee. boole kook inspecteurs yi nekk fii enseignants yi professeurs yi ak ñi nga xam ne ñëpp dañuy yëngu ci wàllu gëstu ak wàllu njàng ñoo fi doon dajee di def réunion yooyu. résultats yi nga xam ne moom lañ am nag mooy complexe bi daal di taxaw moom lañ tuddee complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation sigle bi nekk CCAK/EF kooku mooy le sigle officiel du complexe. mu ëmb nag un institut du Coran. Un centre d'enseignement majalis dinañ ci ñëw tuuti majalis ak ay UFR yi mooy unité de formation et de recherche léegi faculté UFR la ñu wax mais faculté lañ daan wax UFR parce que université bi tam ci système LMD lañ ko arrimé donc muy institut du Coran majalis ak ñetti UFR yoo xam ne ci maquette bi compliqué bi jàppo yi dinañ ci ñëw UFR bi mën nañ tudd ci bu njëkk bi étude islamique et langue arabe moo ci jiitu étude islamique et langue arabe Sëñ Tuubaa koo koy defal mbir faaw nga bàyyi xel islam faaw nga bàyyi xel alxuraan faaw nga bàyyi xel langue arabe. deuxième UFR bi ñu ngi ko tuddee métier et technologie
dina ñëw tuuti ci ni nga ko département yi mais métier et technologie dafa ëmb daanaka yu bëree bëri. troisième UFR bi science agronomique et technologie alimentaire kon ñetti UFR yooyu boo ko boolee ak institut du Coran ak Majalis loolu moo juróomi mbir yooyu moo nekk actuellement nii ci complexe bi ci la ñuy démarré bu ñu démarré nag ba loolu nekk en exécution di dox ci la ñuy xool nag au fur et à mesure et progressivement di créer yeneen filière. lu tax option yooyu lu tax ñett yooyu boo jëlee Coran daanaka jarul taxaw alxuraanu karim kuy liggéeyal Sëñ Tuubaa ñun la lu tax nga tàmbalee ci alxuraan jarul laaj alxuraan mooy mbiram defe naa jarul ñu ci taxaw. Majalis itam ñi ko xam nañ ni mooy njàngaleem cosaan mi nga xam ne moom la ma ngi daan njàngalee mooy prolongement logique bu alxuraanu karim soo paree ci alxuraan ji rek ba mokkal ba bind lu ñaare dañuy dalal Majalis nga jàng xam-xamu diine yi jàng langue arabe ci boppam ak instruments yi ay grammaire ay vocabulaire ay yooyu ak ay naxawoog li ñuy woyee ak yooyu yëpp ak nag yar bi ak dundin wi ak noonu li lépp la koy boole mooy Majalis moo tax ñu ne woon mënu cee ñàkk. UFR yi moom milieu bi la UFR agronomique wala élevage ku ne xam ne ni c'est le bassin arachidier ku ne xam ne murit ci mbay ku ne xam ne murit ci liggéeyu suuf ku ne xam ne murit sax ci gàttal ci liggéey moo tax ñu def métier et technologie UFR agronomie ak transformation alimentaire. D'ailleurs devise u complexe bi sax mooy savoir utile action vertueuse politesse légale mooy boo ko tënkee ci français ilmul naafi wa amalul saalih wala adabul mardiyu ci arab boo la ñëw ci wolof daa xam-xam bu am njëriñ savoir utile jëf ju baax action vertueuse teggin yu ñu gërëm muy politesse légale. waaw léegi nag am na pàcc boo am solo boo xam ne xëy na kon dañ koy sët tëb ndaxte bi ñu ñëwee am na ay écoles yu ñu fi fekk Touba am na ay école am na ay daara am na ay jàngukaay loolu man bi ñu ko tëbee damay ragal ñu jóg dem jàpp ni loolu dañ ko bàyyi noonu rek kenn booloo ko ci mais comme temps la problème temps la dama ci mën a taxaw mais école yi sëñ Mourtala radiyallahu anhu yi fi bàyyi woon ñu koy wax Azhar yu sëñ Cheikh mii nga xam ne bàyyi woon na ko fi moom itam ak yi nga xam ne moo fi am yooyu yëpp dañ ko jël liggéey ko boole ko ci système bi mais comme dafa am problème temps ba defe naa mën nañu ñëw kon directement ci jàppo bi bon jàppo bi waaw fii première kii bi vignette bi moom présentation bi la rek boo ñëwee fii itam bu ñu amoon temps bi mën naa taxaw fële expliquer un peu configuration mais lii daal réew bi ci suuf mooy ni ñu ko xamee Mariana tali Mariana bi féete sa ndeyjoor moo jëm garage Darou Moussi bi féete sa càmmoñ moo jëm Mbacké ci digg bi bu jàkkaarloo yow nii mooy UFR des métiers sa droite sa ndeyjoor ci fële alxuraan ak fi doo ngay war a dëkk ak fi jàngalekat yi war a dëkk ak daara ji daara Majalis fi la war a nekk sa càmmoñ ci la yeneen UFR yi technologie métier et technologie ak UFR étude islamique foofu la nekk. Bon vision bi defe naa mën nañ ko tëb objectif comme dañu am xaw am jël mission yi mën nañ demal ci structure yi waaw 4 pôles yi moom daaw faaw ñu taxaw ci tuuti parce que mooy université bi pôle enseignement coranique institut du Coran pôle Majalis wax naa ko léegi institut traditionnel enseignement traditionnel des sciences islamiques pôle enseignement supérieur ak pôle administration et services communs demal boo ñëwee ci enseignement coranique am na maquette booy gis noonu demal ci bi ci topp voilà moom foofu la ñu bëgg a def institut du Coran bi am na ay bâtiment pédagogique mooy classe yi ñuy jàngee am na bâtiment de résidence foofu doo ngay internat la ñu doon ak seen i jàngalekat am na centre de santé am na benn restaurant demal boo ñëwee ci Majalis bi leeral nañ Majalis defe naa comme wax naa ko léegi jarul ñu ci taxaw mais ce pôle comprend ci suuf un Majalis d'enseignement un restaurant et trois résidences pôle enseignement supérieur bi nag ci boo ci ñëwee léegi le pôle universitaire comprend 3 UFR ni ñu ko waxee léegi UFR des études islamiques et arabes UFR des métiers et des technologies UFR des sciences agronomiques et des technologies alimentaires
waaw nga ñëw ci boo ko jëlee par benn étude islamique am na ñaari département am na département étude islamique boo xam ne spécialité bi étude islamique la mooy boo nga génnee ñi génnee imam ñi def wàllu charia jàng charia yooyu mooy étude islamique spécialité. am na beneen département boo xam ne même kii bi la UFR bi la mais spécialité littérature langue et littérature arabe comme ni mu amee ci réew naar yu bëri ak ni mu amee fii foofu loolu mooy UFR étude islamique et langue arabe. moom itam structure complexe bi kii bi ci bâtiment yi dafa am un centre de recherche un centre de documentation des laboratoires ak des bureaux yooyu yëpp actuellement nii bu ngeen demoon seeti visite de chantier mooy yi nga xam ne moom la ñuy tabax ne ci la ñu nekk. léegi nag science agronomique et technologie alimentaire mooy troisième UFR bi moom 3 départements la am département agronomie production végétale ñu koy wax APV am na licence en agronomie ak DUT en production agricole département élevage et production animale département technologie alimentaire. léegi am na ci boobu weesoo majalis bi daara ji ak UFR yi am na un amphithéâtre de 1500 places am na yeneen ñaari amphithéâtre yu gën a ndaw yoo xam bu nekk 500 places la am na salle de cours salle de TD comme université yëpp laboratoire ak yooyu yëpp ak une ferme agricole bu ñu waajal pour waa UFR agro yi fu ñu mën a defee ay seen i expérience. Toutes les structures pédagogiques seront dotées de nouvelles technologies de l'information et de la communication de dernière génération tableau numérique plus nag infrastructure pédagogique yi am restaurant de 300 places am 3 résidences universitaires pour étudiants yi waaw bii moo ci des léegi nag mooy pôle administration et services communs dina am rectorat annexe rectorat benn bibliothèque médiathèque mosquée résidence avec 8 studios appartements hôtes un centre de santé ak un planétarium xam naa yàkkamti mais waaw léegi wax ni alxuraan ak majalis yëpp programme yi durée des études scolarité vacances modalité de recrutement nu fa xale yi duggee modalité de même de recrutement des enseignants des travailleurs yëpp liggéey nañ ko mi ngi ci ay documents pare na comme noonu la xam naa damay sant rek comme sëñ Tuubaa bu baax ñaan yàlla ñu ñëpp ñu fekkee bu yegg ci gannaaw sëñ bi bañ jóge ci naan yeneen naan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. jërëjëf Touba ni mu bindoo kii c'est la première présentation publique bi cellule de communication bi def ci ay tractation yu bari lañ def dem ba ci kilifa yi sëñ Amadou Badou bi mu sëñ Fallou nga xam ne moom lañ jox liggéey bi ak sëñ bi Kébé xam ne mooy yor cellule de communication bi dañu mujj imposer sax ñu def un courrier officiel ñu envoyé ko pour mu am traçabilité donc pour vous dire que ça n'a pas été évident parce que murit yi moom mënoo def dara ca amunoo ndigal donc c'est la première communication publique mais dafa def fekkante ni dañu demoon xuru Mbàkke ba annoncé leen ni dañ fay jullee ji tàkkusaan ba ñoom ña nga toog di ñu xaar sëñ Mbaye Ngiraan tam ne Rufisque la war a dem am fa waxtaan mu fa war a def bu duloon loolu dañuy toog fii rek waaye comme am nañu regroupement yoo xam ne dañuy organiser wu dañuy def benn rencontre boo xam ne dana def présentation bi bu ko defee ñu jël lien bi envoyé ko ñëpp kon loo si inspecteur loo ñu ngi jéggulu ci jafe-jafe yi ak xat-xat yi ak waxtaan présentation bi préparation bi waaye yoon ci benn jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum Serigne Lo ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la gërëm ci yitte ji ak ci présentation bi wax dëgg yàlla courrier bi yoon wi yëpp yaa ngi ci teg ba ñu mën a egsi fii kon ñu ngi la ciy sant bu baax a baax yàlla daa dogal ni ko doyen Ndiaye waxee temps bi moo nu mayul ñu defee ko ni ñu ko bëggee woon waaye ndax li ñu bëggoon mooy mu gën a yaatu ñëpp fekke ko kenn ku nekk am loo ci bëgg a leerlu nga leerlu ko ci waaye nag ni ko Ndiaye waxee yoon yamu ci benn te dinañu mën a gis ay moyens yoo xam ne dinañ ko mën a amaat partager ko ak confrères yi fi nekk yëpp ñi ngi lay sant bu baax ci loolu waaw ñi ngi sant également confrères yi ñëw fii tey ji yëpp di leen massawu di leen jégalu ci jataay bu yàgg bi fee ci kër sëriñ bi waaye noonu rek lañ mënoon a def ngir mën a am siyaar bu mel noonu ndax sëñ bi ñëpp koy soxla woo bi ñu ñëwee foofu ñun ñooy 37e daayira boo xamante ni enregistré nañu fa donc kër gi yëpp ku génnoon ci biti di nga gis fu keppaar nekk wala fu néeg nekk ay daayira nga fa toog
waaye ñu cëral ñu cërug bàyyi ñu ca salle bi muy recevoir njëkk ñoo recevoir njëkk ñoo loolu tamit ay lijjanti ak xame ak kóllëre gu ñu yàgg ci sëñ bi moo tax ñu am ko. ñu ngi leen di jégalu vraiment di leen massawu ci toogaay bi ak coono yi di leen sant tamit bu baax a baax a baax waaw ci liggéey bi ak ci Pastef bi ak yitte ji parce que ni ngeen ñëwee kawe na suñu njort ñun lanu yaakaaroon ne jàppoonu yóbbu ci at yi daanaka ñaar cee nañ ko te loolu lépp nag Pastefu taalibe yi la te xañ na gàttaayu woote bi ak loolu moo tax sa ëpp fa waaye nag dañu koy tàmbali rek comme ni ñu ko waxee ci sëñ ba mooy loolu tàmbali la ak feeñal suñu yéene yàlla dogal na ren yóbbu nañ fa 20 millions dañoo wax sëñ bi ni ko fas yéene noo ànd ak yow liggéey bi ba fu mu toll rek fu mu geestoo rek gis nu te bëggunu kenn mën nu ca liggéey ba kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax tamit nag ñu gën a laxasaayu rek ngir bu déwénee fi ñu nekkoon ren ñu weesu ko ñaan yow tamit sëriñ bi liggéey bi kenn ku nekk ci li nga yëngu yàlla defal la ci ak yokkute ak xéewal ba nga xam ni wóor na la ni lii liggéeyu sëñ Tuubaa bi nga tàbbi rek moo la ko defal kon nag ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen waaw ñi fi ñëwoon tamit ñi jotuloon a ñëw te amoon yéene te tàbbal seenu ñàkk ci liggéey bi tamit ku fa dem tamit nga jotu leen ñu seenu sant jot leenu cantuk sëriñ gi tamit waaw nee na daal liggéey bi jot na ci te dinañ ko defal ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bi te mu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax ndax nee na xam na seen yitte xam na seen yéene xam na seen Pastef jërë ngeen jëf foofu rek laa doon